man maa ngi tudd l'abbé Jacques Seck bokk ci archives Ndakaaru man ak l'abbé Léon Diouf ñoo nekk ñi gën a màgget ci l'abbé ñu bokk ci Joseph Ndakaaru maanaam dem nañu bëgg ci 83 ans gërëm nañu yàlla waaye fi ma nekk sax dama jël li ñuy wax retraite comme raxaka dolli l'abbé yi bàkki nañu lool kaar ci jàngu bi ñun paa yi man ak Léon nañu dem leen noppale ko liggéey ngeen ba mu doy ce qui fait que nekkatuma ci benn paroisse fi ma nekk pour def liggéey bi mais fii la loge cathédrale ak l'abbé yu ndaw yi ñu di ma gâté ma di leen di gâté. Saint-Valentin dañu ne mu nekk li jëm ci ñi fas yéene def sëy ci seen diggante mbaa ñi sëy ba pare ñooñu daal ñooy jéem a def ndax seet li góor war a def ba amal njëriñ soxnam ak le waleen ko ak li jigéen mun a def ba mun a sëy c'est-à-dire bu ñu nee Saint-Valentin ku nekk ci côté fiancé bi ak fiancé bi mari jeune bi ak jigéen bi ñu fexe ba suñu sëy mbaa suñu fiançailles incha allah kenn du ci dugg lu mun a yàq kenn du ñu mun a wax loo xam ne day yàq kon nag Saint-Valentin day tax ñi nobante gën a nobante yaay gën a bëggante gën a soppante te fexe ba soppante boobule incha allah kenn du ko yàq te dara du ko yàq. c'est-à-dire nag bu ma gënoon a préparé damay jël suma lectionnaire bi seet parce que date bi sax leerul nii ci suma bopp fi ma nekk nii xam naa rek lii muy jëriñ waaye mu ne ma wax ne ban siècle lañ ko def ak ku ko féetewoon Saint-Valentin loolu la te réewul boo leen demee ba feneen xëj na boo leen gisee l'abbé bu am calendrier bi mu seet Saint-Valentin ni ñu koy wax ba mu gën a leer ne tel siècle la woon ci dëkk bii la woon et cetera parce que da ngeen ma bett nii te wax dëgg booy wax te amuloo source yi et cetera xam nga ndax suma doom amul li mu ci mën a saadi ci Saint-Valentin date bi mbaa waxtu bi mbaa dëkk bi l'abbé yu dem cet agenda bi suñu agenda bi il va voir si j'avais mon missel maintenant Saint-Valentin tac parce que s'il m'avait averti j'aurais pris le lieu et il y a une note sur Saint-Valentin pourquoi et à quel moment on a dit que c'est les filles c'est-à-dire xaw ma ni ko xale yi gisee parce que dugguma seen diggante su doon nag ma waxoon ne ak xale yi daal dañuy def veillée yoo xam ne xëj na sax dem nañu befel nii ñu sëy te seeguñu kon ñu leen Saint-Valentin mënul tekki loolu waaye mun a tekki ne ñun ñaar ñi fas yéene daal nañu fexe ba gën a soppante gën a respectante ndax suñu sëyee su sëy bi gën a baax su dee itam sëy nañu ba pare dégg Saint-Valentin ma ne ko chéri mu ne ko chéri koko nañu fexe daal ba li nga xam ne moom la ñuy dundoon mooy Saint-Valentin ñu jëlee ci loo xam ne mooy tax suñu sëy gi gën a am maana gën a sell ci kanamu nit ñi gën a baax ci kanamu yàlla. te loolu lan la ci christianisme wax. ak christianisme dafa xaw a difficile nag. am na yi nga xam ne mën nga ko def ci cosaan ba ci islam tam na ko par exemple jàngo bi bëggul ñaari fiancé commencé di dem ba xaw a sëy te demaguñ ci jàngo ba waaw. ensuite am na foo xam ne itam xale bu jigéen bi mën na ko diggaale ak xale bu góor bi te seen paana yegga ñu ne ñu ngay fas yéen ndax sëy leen sëy ñaar ñi ko def leen ëpp parce que seen yaay bokk ci seen baa bokk na ci seen ndijaay bokk na ci booy sëy il faut que ñu annoncé ci jàngu mais di wax di yuroo ci mais nangam nañu sëy kon mu ñu bàyyi xale yi rek bu Saint-Valentin ñëwee ñu leen ngeen leen a nekk nit yëfu caaxaan foog ngeen muñ ba sëy ba jot balaa ngeen def yenn ji parce que jamono ji moo commencé da cosaan boo sëyoon te jëluñu sa paañ bi woon ko ci village bi sa yaay day daw xaru mbaa sa tonton mais nag jamono bi xam na yàqu parce que bu njëkk ba virginité dafa amoon solo moom dañ doon tiitaroo ne ba ma sëyee boo set suma sër bi yoon nañ ko ci waa village yoon nañ ko loolu gis naa ko fi ma di judi Palmarin waaye jamono soppa na ko ba maa ngi wax jeunes yi nag ñu bu fekkee ne ñu ngay jàng na seen jàng ñor gën a ñor su dee ñu ngay liggéey fi ñuy liggéey na ñor su dee ñu nga bëggante te garder du sérieux ba bés ba ca sëy ba ensuite bañ a ruloo seen yaay
ba ñu loo seen papa parce que am na loo xam ne boo ko defee daal bon biir ñëw na te say amagul xam na loolu boo ko sa yaay bon du la nee xarul mais na ko ñu bëgg a daal yi maam yi xamoon mooy retenir ba ca sëy ba muy góor muy jigéen moom la ñuy ñaan dina métti nag parce que jamono ji André ñu woon leen fii la kenn xamul te ci jamono ji amuloon mbaa nga gis waaye seetal journal bi nii lañ koy defee bon souvent doo ci jël lu baax dëgg doo ko gis ci kaay xool fii dina ne kii de yaru na kii jàng na am na diplôme respecté yaayam respecté son oncle ak ña ca des ku la gën a sérieux daal moo la gën a neex dundam bu Saint-Valentin ñëwee moo la ci raw incha allah.